midi dem ba teg ñeent fukki simili ak juróom mbokki dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag lu soxal nag sage-femme yi ak ñoom ñi nga xamante nag démb dañoo xëye grève banque seen loxo grève googee nag jurali jafe-jafe rawatina nag soxna yi nga xamante ne ay soxna yu wérul lañu ca centre Gaspard Camara mer ba futu la ñu xëye démb daañu leen teewlu ci biir xibaar yi ak reportage bu Abdourahmane Ly ci biir xibaar yi dañu wax itam lu soxal wàllub koor gi taxaw seetlu ci nag ñi nga xamante ne caabi da leen féetee gannaaw anam bi nga xamante ne moom la ñuy dundee koor gi seen i ay njaboot di faral nag di leen yóndee ñam waaye jot si doon lu jafe ci ñoom itam kàddu ya ñu yëkkati daañu leen teewlu ci biir xibaar yi ci reportage bu Aïssatou Kane xibaar yi ponk gu mujj gi li yéene kaay yi xëy fasal tey ji doon Baba Ndiaye lañ ci àndal aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2022 mbokki bismillah ci jotaayu njooloo si bëccëg gu ñu fasul xànc ak morom ma moom la sage-femme yi nag xëyee démb ci alxames gi loolee nag jurali jafe-jafe ñi nga xamante ne ay soxna lañu rawatina soxna yi nga xam ne dañoo daal di wann lor ñoom nag sage-femme yi démb nag ci alxames gi soobu cib grève la ko sabab nag ñu ne dañoo bëgg ñu daal di jot ci anam yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee waaye itam indi ay yoon ci coow li nga xamante ne moo daal di jóg gannaaw faatuk astu soxna ca diwaanuk Louga li ni mel nag jur ay jafe-jafe ca centre de santé Gaspard Camara bu Ndakaaru soxna yi nga xamante ne ñoom ñoo fa ñëwoon démb ñoom nag mer ba futu la ñu daal di def ñu ko fësal ci reportage bu Abdourahmane Dicha. journaliste yi dañu leen a tere dugg ci biir centre de santé bi di Gaspard Camara dogal baa ngi jógee ci kaw ñu jox ko yile vigile nekkee ci buntu bi bés bi nga xamante ni ñu ngi kaa dàkkantale journée sans blouse nag ñi fiy ñëw pour faj si daanaka bu ñu fi duggee ngir seetlu rek ni mot d'ordre de grève bi respecté nañu ko fi la madama Diatta Géejawaay la jugee ànd ak kenn ko nga xamante ni daanaka ci wasin la tollu mu ñëw ngir consultation lañu ko dàq mu ni bi ñu egsee ay 6 heures du matin ba 9 heures la ñu soog a jël sama malade bi léegi bi ñu jëlee malade bi ñu xool ko ñu ne ko suba rek lañ ko mën a faj daal ndax dañuy grève générale nee nañ fa nekk à terme de depuis le 12 lañ ko waroon a am amul la doom le 12 ñëw programme ñu xool ko ñu ne dañ ko war a opérer léegi imagine ku ñu war a opérer depuis boobu ba léegi tey ñu ñëw tey ak suba yëpp n'est-ce pas benn la moo nañ ko jël en charge ñu opérer ko rek tey ñeneen tam ñibbi nañ. muy mbir bu mer loolu weneen ndaw si ya ñëw ba fii ngeen na ko na ñibbi te mu ngi ëmb bay wax ji wasin léegi day ñëw tëdd fii wasin voilà. si ay kàddoom daanaka service minimum bi respecté wuñu ko ci bile centre de santé jàpp na ni ay daan faw mu am ngir ñu jugee ci. su wasinee man ndax mu ñëw wasin si buntu hôpital bi comme ça tout le monde va voir qu'au Sénégal des gens qui disent porter la blouse blanche am nañ fi tëj hôpital léegi tey ñu ne 72 heures maintenant les gens qui sont malades ñi soxla gynécologie urgence ñi soxla wasin duñu wasin dañuy téye seen doom yi si biir yi. keneen ku ñëwati ngir weneeni consultation Baye Fall daa def choc ak scooteram biig moom it daa war a xaar daanaka lu mu néew bésum lëmb balaa mu gisanteeg médecin. lii fi ne nii amul benn yoon da ngay feebar ba dee kenn du la faj fii Sénégal ñu xamuñu lool bu nee réewu teranga la réewu teranga kon fépp la war a doon président dajee war a wax barke sëñ Fall hôpital yi médecins yi ñoom ñëpp fi la ñuy toog teel a xëy si nit ñi teel a ñëw du leen faale du leen romb gauche droite. muy ñu ñëw ngir faju si naxarlu bi la grève toftalu si génnub àdduna wupp astu soxna muy génnub àdduna woo nga xamante ni daa sabab ab càmbar di ab l'enquête woo nga xamante ni la moo xamle mooy ab sagante fukk agent de santé wuk hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga loole moo waral sax ay sage-femme yi yëfa ñu placé leen sous mandat de dépôt. Abdourahmane Ly ak grève bi nga xamante ne sage-femme yu Sénégal daan nañ ko sumb jural jafe-jafe naka ne ma leen ko junjee sànq soxna yi nga xamante ne nag dañoo toll ci diggante loolee nag waral ñu daal di jox kàddu ay soxna yoo xamante ne xaw nañoo magal ñu daal di wone yoon bi nga xamante nag ñoom gis nañ ne war nañ koo mën a taxawu ñi nga xamante ne dañoo daal di wonnu lor waaye itam di joxe ay digle lu ci bon ne nag daal di yëngal sa yaram ci jamono joo xamante ne nag da ngaa toll ci diggante reportage ci Médina ak suñu reporter Aliou Sow. bu njëkk boo wasinee si ko sa faral la sa doom man am naa doom joo xam ne fii la juddoo nu ngi mu si biti ñu for ko te nu ngi dox yoonam
soxna su def témoignage bi ñu ngi dajeek ñoom ci kër gi nekk ci Médina rue 13 angle 12 moom mi jàpp na ni li ni mel lu waral mu antu mooy liggéey yi nga xamante ni daan na ko def ba mu war nee lor. boo ëmbee da nga liggéey da nga soq ba dugg sa weer ngay soq sa dugg paase ba ñaq boo paasee ba ñaq dugg su duus bi sangu toog boo duggee su duus bi sangu ba set du tàngal ndox sa bu jëkk dañ daan teg paanu ndox ma tàng bu sa biir diisee ba ni baaraas la ba xam ne war nga wëcc da nga war a toog su ci pan ndox yëngal sa biir ak kaar sa ba nu yëngatu. keneen ku gisee noonu di soxna si ay atam war a toll ci juróom benn fukk ñu dajeek moom ci machine wal bi nekk ci rue 11 angle 20 moom mi jàpp na ni jot na ñu jëfandikoo li fi maam yi bàyyi woon. nit ñi dañu delluwaat ci maam yi dañoo bàyyi maam yi dañ daan def boo ëmbee ñu ne tubaab day ëmb di liggéey waaye ëmb ne nongaar sa doom du wér doo wasin bu normal ñun dañuy daan wasin ñu dañoo meem na yóbbu na hôpital ndax lan da ngay xëy soog fumi kilo yi ba ñàkk soxal du joti marché teen ñëw sangu. ak journée sans maternité bu kuréel bu ëmb sage-femme d'état yi fare ci réew mi décrété tax na soxna yu bari wannu lor seen kër yi la ñuy mujjee accoucher muy nag li nga xamante ni daan na am waaye risque yi bari na lool. Aliou Sow grève bi nga xamante ne nag sage-femme yi daal di nañ ko sumb ak jafe-jafe yu mu jur loole nag waral ñu daal di jox kàddu kenn koo xamante ne xam-xamam dafa daal di màcc ci droit médical di wuyoo nag ci turu docteur Joseph Mendy jamono ji nag la moo xamle moo di nag grève bi nag dafa di lu ñuy encadré ndax nag grève bi saa su amee faw rek ñu daal di def li ñuy woowee service minimum ngir rek taxaw ñi nga xamante ne nag ñoom dañoo nekk ci urgence docteur Joseph Mendy dañu koy daal di teewlu ci téléphone mi ngi Maram Ndiaye. ñiy faj tam am nañu sensation def grève parce que yoon bi dafa ko may mais lu mu tee tuuti ñi ak ñeneen ñi dafa ne ci wàllu santé mën nañ dem grève bu ñu bàgg suñu loxo bañ a liggéey waaye dañu war a assurer lu tubaab di wax service minimum maanaam ku ñëw ci service bërëbu fajukaayu mu ñëw ci anam yoo xam ne asaram dafa xaw a dab dañu obligé ñuy faj na dañu nekk dans l'obligation pour faj ko parce que loolu la ñuy wax service minimum maanaam waruñu tëj service yi yëpp bañ a liggéey parce que lim santé dafa doy waar su ngeen ni keneen dafa ñëw malade ñëw nekk situation d'urgence soo tëjee yëpp doo ko muy fekk parce que day fekk leneen xew loolu moo tax ñu ne maanaam waa liggéey waa këru docteur wala mën nañ def grève waaye grève boobu dafa war a ànd ak li ñuy wax service minimum dafa terminé c'est-à-dire waruñu tëj bërëb bi yëpp bañ a faj dañuy tàmm ñoo xam ne seen situation dafa grave ñu faj leen moom la ñuy wax service minimum loolu moo wutee ak grève bi par exemple ci Senelec par exemple ci jàngalekat yi ñoom mën nañ tëj classe yi yëpp bañ a jàng waaye hôpital këru docteur kenn mënu ko tëj te bañ a faj parce que loolu day andi musiba am nga droit patient moom patient dafa am sañ-sañ tànn ku koy faj mu tànn fu muy fajoo waaye bu demee bu fekkente ne ñuy faj ñu ngi grève alors là dina fekk ni moom lu loi bu ko mën a exercer normalement maanaam tànn docteur am parce que docteur dafa ne grève te loi bi tam moom docteur mu dem grève mu nga tànn structure bu mu war a dem maanaam que docteur bu mu war a dem boobu tam dafa mën a dem parce que amul liggéey ñiy liggéey nekkuñu fa donc dafay mel ni patient du mën a exercer droit mooy droit boo xam ne da koy permettre mu tànn fu muy faju secteur santé yëngu jamono ji gannaaw sage-femme yi nga xamante ne nag soobu nañu cib grève ñeneen ñoo xamante ne nag ñoom itam daal dinañoo yëglu di nag pharmacien privé yu Sénégal ñoom itam xëy ci àjjuma ji tëj nag seen i ay pharmacie diggante juróom-ñetti waxtu ci suba fas yéene ko ba ñetti waxtu ci ngoon ñoom nag la ñu bëgg moo di rek ñu daal di delloo kii di Aïcha Gougnam moom nag lu soxal ak yelleefam moom nag moom mooy docteur Aïcha Gougnam moom mooy borom di pharmacie grande pharmacie dakaroise jafe-jafe ya muy jànkonteel jamono ji la ñu bëgg ñu daal di cee indi saafara delloo ko nag li nga xamante ne moo di ak yelleefam secrétaire général bu syndicat pharmacien privé yu Sénégal moom dañuy daal di teewlu di docteur Assane Diop moom itam daal nay àddu ci téléphone mi ngi Maram Ndiaye. ngi commencé jéggalu askan bi parce que xam nañ ne lii du lu gën mais li tax ñu def ko mooy dafa am li nga xam ne tey dafa xew mooy nit ku nekk di liggéey ci place am
yor pharmacie am di liggéey ci lu ëpp xanaa léegi juróom wala ñeent ci at tey suba ñu nangu place bëgg ko jël jox ko keneen ki nga xam ne du mbiram mbir mi nag du mbirum xëy na ñaar gi fañu mais mbirum yoon la yoon dafa am lu mu wax ñu jël li yoon waxee teg ko fële bëgg leneen te loolu aussi ñu xam ne dëkk yoon la ñu nekk donc lépp lu fi waay def bu ko mënul def ci yoon tamit ñu ngi dem ci yoon wala ñu naxarlu ko ba ñëpp xam ne naxarlu nañ ko. alors yan action ngeen di def est-ce que yéen itam yéen a ngi xool njeexital yi. waaw ñu ngi xool njeexital yi bu baax a baax ndax xam nañ lan mooy rôle lu garab ci réew ak ci système de santé moo tax amoon nañ yaakaar ne du ñu egg ci fii ndax muy waxtaan bi dañu am dara mais comme waxtaan bi joxewul dara li ñuy fas yéene def daal mooy bu xëy bu diggante 8h ba 3h ci ngoon pharmacie yëpp daanaka tëj bañ a joxe garab ba 3h ñu commencé waat. gannaaw paj mi àddu ci njàng ak njàngale rawatina daal yu kawe yi université Gaston Berger bu Saint-Louis ak coordination étudiant yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk daal di soobu nag cib grève ñoom nag jamono ji la ñu xamle gannaaw assemblée générale bu ñu amal démb nag ci alxames gi ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril atum 2022 coordination étudiant yu Saint-Louis ñoom nag teggi wuñu seen tànk ci grève bi nga xamante ne sumb nañ ko ci ñetti weer yoo xam ne nag duñu fay lii di chambre ya fa moom nag étudiant yi waaye nag na ngay ñaax seeni ay naataango ngir rek altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril atum 2022 bu juróom-ñetti waxtu ci suba jotee ñu daal di dellu nag daal di tàmbaliwaat lii di njàng mi étudiant yi nag ñoom bokk na nag ca seenu càkkutéef la ñu xamle moo di ñu jël fa ki nga xamante ne moo di recteur ak directeur bu CROUS ngir rek ñu daal di saafara seenu jafe-jafe bu fekkee ni la ñoom ñi le fasuñu yéene indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel ci biir université Gaston Berger bu Saint-Louis ci bataaxal la ñu ko daal di xamle. keneen ku yëkkati ay kàddu nag ci kanamu télévision yu Sénégal ak rajo yi di Sophie Gladima di joonin bi nga xamante ne moom la ñu denk lépp lu jëm ci wàllub pétrole moom Sophie Gladima daal day xamle ne lu soxal nag ñàkkub carburant état bu Sénégal nag moom jamono ji dëgg képp lay daal di àddu ci mbir mi le ndax la mu xamle nag moo di jafe-jafe nag ci wàllub carburant bi liñ ci nemmeeku moo di ñàkkum logistique ak anam bi nga xamante ne nag mënees nañ ko séddale ngir rek bu daal di jaar yoon waaye nag Sophie Gladima ma ngay dalal xel yi xam ne nag ñii di waa SAR ne nag daañu tàmbaliwaat seen i ay activité ci njeexitalu weer bi ngir rek mën a may Sénégal boo xamante ne mënees nañ ko jëfandikoo ba fii rek weeruk mai Sophie Gladima yëkkati la kàddu gannaaw nag ba mu doon amalub nemmeeku fi nga xamante ne nag moo di ca terminal pétrolier bu port autonome bu Ndakaaru ñu teewlu ay kàddoom ci micro El Hadj Malick Cissé. ñëw ngeen keroog suñu bureau ñu dalal xelu sénégalais waaye bi ñu gisee démb situation bi am ci station dañu ne il faut que tey ñu ànd seex yéen pour nit ñi mën a comprendre li nga xam ne moo xew yaakaar naa ne explication yi directeur bi jox ak wan nga xam ne mooy directeur de sécurité bi fii tey war na dalal xelu sénégalais yi produit bi am na donc la ñu waxoon la ñuy répété waat produit bi am na mais malheureusement ay contraintes logistiques moo tax ba produit bi yeggul woon ci point de vente yi expliqué nañ leen ko dem nañu sànq port xëy na nekku leen fa woon gis nañu pour wan Sénégalais yi cargaison yi nga xam ne ñu ngi décharger au niveau du port di décharger aussi bien gasoil mais di décharger également essence donc loolu lu am la lim bi gasoil essence ak carburant ña ngi koy wàcce donc amoon na sax lu nekkoon ci cuve mais comme ni mu ko expliqué sànq lépp fii lañ koy andi yëpp bi fii te tuyau yu tolloowul la nga xam ne mooy jóge port du ñëw fii tuyau bu mag la ba pare war a ñëw jaar ci tuyau bu ndaw donc xam ngeen ne temps bi muy jël du benn ñaar SAR dafa doon yokk di andi mu doon ñaari point yoo xam ne foofu la doon jóge pour dem ci dépôt terrestre yi avant muy dem ci station yi SAR andiwul ñii rek ñooy andi bi tamit am ñoom seen bopp wax nañ ko dañu am jafe-jafe yi itam il faut ñu defar ko boobu nag moo andi lii waaye du question de produit amul dañuy ñaax sénégalais yi ñu dal dëgg la metti na ci ñoom ndaxte nga taal sa oto bugg a dem fenn amuloo carburant mais gis nañu ñoo xam ne tey jël sa juróom-ñaari oto yóbbu sol ko nañu patriote tuuti ndaxte loolu moo tax ba bu gën a manqué ndaxte soo amee juróom-ñaari oto xalaatal ki nga xam ne benn oto rek la am soo jëlee sa benn oto mais ñeneen parce que produit baa ngi fi ëllëg si nga ñëw jëlaat
gannaaw coowal carburant leneen lu ñuy waxtaanee jamono ji ci réew Sénégal di dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall daal na koy jël tegandi ci suuf naka laata ci policiers yi nga xamante ne ñoom nag seen app jot na ngir ñu dem à la retraite loolu nag waral ñu daal di amal du taxaw seetlu jox kàddu yenn ci ay ndaw ñenn ñi sax ñoom di joxe seen gis-gis jaaxle la ñu def bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu ndax nag ñoom ñooñee dañoo xamle ne dañoo bëgg a def li nga xamante ne moo di concours police nationale ngir daal di bokk ci takk der yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci réew Sénégal ndax li ni mel du indi gàllankoor ci concours boogee ñu bëgg a def ndax itam daañu leen recruter ci biir police nationale ñeneen nag la ñu xamle moo di sàkku ci gouvernement bu Sénégal ngir rek mu daal di taxawandi wala bokk bàyyi xel ci quota bi nga xamante ne moom lañ doon jël ci police nationale nañu ko daan defee reportage bu Mamadou Sy ak Seydina Mbaye. ñu fekk ko mu toog Mamour Ndaw mu ngi sëgg ci téléphone am étudiant bi jotoon na def concours police ni ki daaw moom nag ci jamono ji dafa découragé gannaaw bi njiitu réew mi jëlee décision daal di gelé li nga xam ni moo di retraite ñi di liggéey ci police moom mi ci jamono ji day hésité defaat li nga xam ni moo di concours bi. d'accord ma ci décision bi nga xam ne président de la république jël na ko moi l'année dernière dama déposé woon ci recrutement police. ñi nga xamante ni demoon nañ ko daaw yaa ngi dégg ñi essayé ko est-ce que tamit dinañ amaat possibilité dinañ amaat volonté dem déposer parce que tamit moralement man je me dis que bu ma demee déposer waat damay perdre sama xaalis mais finalement duñ ma jël en tant que jeune damay décourager loo pour ma defar concours. Abdoulaye Niass di étudiant en deuxième année ci département linguistique bu faculté des lettres et des sciences humaines bu université Cheikh Anta Diop. mu doon nag ab décision bi ko bett lool donte sax mu ngi sàkku ci nguur gi ngir rek ñu bañ a wàññi quota bi nga xam ni at bu jot dañ ko daan jël. bañ a réduire taux bi nga xam ne ñoom ñu daan participer si concours yi mu augmenté ko bu ko mënut augmenté mu bàyyi ko en constat ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dem en retraite même fekkee daf leen yokkal seen durée de retraite je crois pas que ne war na am benn effet nga xam ne ñoom ñoo daan participer si concours bi. waaye. Mamour Ndaw moom dafa jàpp ni njiitum réew mi dafa war a dellusiwaat ci décision am ngir rek mun a may chance yi nga xam ni bëgg nañu def bile concours. dafa war a reculer si décision bi nga xam ne jël na ko. rien n'est trop tard actuellement. ñi nga xamante ni ñoom la ñu prononcé ñoom seen kii boobu noonu. ñi nga xam ne ñoo waroon dem retraite ñoom itam ñu bàyyi seen xel ne seeni doom lañ seeni frère lañ ñoo xamante ni ñu ngi bëgg a dugg si fonction bi yaa ngi si corps bi ñoom itam ñu may leen sens. may leen opportunité possibilité ñoom itam ñu mën a dugg vraiment. décision bu njiitum réew mi jël daal di rek gelé départ retraite ñi nga xam ni ñoo nekk ci police mu doon nag lu bett ñenn ci ay ndaw yi nga xam ni bëggoon nañu dugg bile koor ñoom nag ci jamono ji dañoo am njàqare ndaxte ragal nañ ñi bu ñu defee bile concours ñu bañ leen jël. Mamadou Sy rigole gi ñu dippee collecteur bu Hann Fann moom nag liggéey bi kon nag xamle nañ ne démb daañu ko tàmbali ngir ay yeesalaat ko boobule rigole ñu fàttali nag at yi ëpp na juróom-ñaar fukk ñu fas yéene nag amal liggéey bi ngir rek yeesalaat ko rigole googee gi nga xamante ne nag continue laal juróom-ñaar ci ay commune fu si mel ni nag Sicap Liberté Fann Hann ak fi nga xamante ne nag moo di Point E koppar yi ñu ci fas yéene duggal ci yeesalaat gi mi ngi yemoo ko juróom-ñett fukk ak ñaari milliards ci suñuy koppar nag kàddu yoo xamante nag démb lañu ko daal di xamle ci ndaje ga ñu ko jagleloon ci teewaayu suñu reporter di Mamadou Dieng ak Souleymane Diallo. collecteur bu Hann Fann ab conduite la boo xam ne dafay dajale ndox yu ñuy jëfandikoo ba noppi ci juróom-ñeenti commune ci Ndakaaru màndarga yi mu wone ci màggetaay tax ba ñu sóobuwaat ci yeesalaat ko nde conduite bi atum 1940 lañu ko tabaxoon. Son Excellence monsieur le président de la République du jóg di fàttali priorité boobu ci wàllu yeesal collecteur boobu parce que collecteur boobu nekk na collecteur bu yàgg bu weesu lu ëpp près de 70 ans bi ñu ko tabaxee ba léegi te collecteur boobu mun na indi ay jafe-jafe ci population yi saa su nekk parce que gis nañ ne am na ci ay bërëb yu bëri yu commencé am ay affaissement. ay immeuble ñu leen di gën a sanc ci Ndakaaru collecteur bi ñu koy agressé dem sax bay tabax ci kawam ay kër wala yeneeni bërëb ONAS saa su ne di jooyanteeka defaraat
ngir musal nit ñi ci loraange yoo xam ne mën na leen ca dab. yàqu-yàqu yi commencé am jur na li nga xam ne moom la ñuy constaté di wax ne am na benn gaz bu tudd hydrogène sulfuré mu jur ay tooke yu doy waar yoo xam ne mun na indil gàllankoor population yi mu nekk également gaz boo xam ne bu yomb tàkk la donc mun na jur ay tàkk-tàkk saa su ne waaye mu nekk également gaz boo xam ne xeet bi boo ko noyyee dafay indi ay jafe-jafe yu bëri. Dakar di gën a yaatu assainissement doon lu am solo lool ci commune yi juróom-ñeent ci ñoom ñu boole leen ci projet bi. Dakar mu ngi màgg gis nañ ne bi ñu tabaxee collecteur bi ba léegi depuis 70 ans Dakar fi mu nekkoon ak fi mu toll léegi ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu population yaakaar naa ni weesu na bare dimensionnement bi nga xam ne defoon nañ ko ci jëlbeen. lu ëpp juróom-ñett fukk ak ñaari milliards ñu fas yéene ko dugal ci liggéey yi jëm ci yeesalaat collecteur Hann Fann liggéey yi ñu dénk ko groupement Synergie Afrique ñu fas yéene wàcc ak moom fileeg ñaar fukki weer ak ñeent. Mamadou Dieng jaajëfal ko bu baax mbokk ñi yegg si ci reportage bu bés bi nañ ko defee wàllu koor gi la ñuy waxtaanee rawatina koor ci ñi nga xamante ne caabi da leen a féete gannaaw ana naka la ñuy dundee koor gi ak nag seen i ay njaboot ñi nga xamante ne dañuy faral di indi ñam gi daal di koy jagleel seen i mbokk ñi nga xam ne caabi da leen a féete gannaaw dafa jafe nag ñu daal di jot ci yooyu le ñam jafe-jafe yañ ci jànkonte loolee naka moo ñu soxal ñu dem bu nemmeeku ji ko ca buntu fi nga xamante ne nag moo di kaso bu Rëbës ak suñu reporter Aïssatou Kanna. li wër kaso Rëbës ku nekk ne ci mbiram nit yi di dem ak dikk ci wet gi ñu nemmeeku tekk tikal ci buntu kaso bi waxambaane bi sol ab masque te ci loxoom ab bool bu ñu takk ci morso daa indiloon nijaayum ndogu waaye de mujjee dellu ak bool bi li ko waral mooy lekk du dugg ci kaso bi lu dul samedi ak dimanche. par rapport léegi ni ma lekk bi léegi samedi ak dimanche laa koy indi pour man loolu ma c'est pas normal di ko ne xoolee fi moo jógee ni mu sore maa ngi jógee ba yoof Tongoor laa jógee imaginer tey jii ni transport bi embouteillage ak naaj bi ni mu méttee imaginer nit ki nekk bi ni est-ce que moom lekk dina ko jox fi bëgg na ko exemple quoi par rapport ak tey nit ki chaque instant comme tey jii bu fekkee sax ñoom waa famille ñu koy soutenir di ko jox ndékki di ko indil añ wala reer da nga comprendre war nañu mën a nag loolu chaque jour que jëf nit ki dafay lekk par rapport nga koy imposer lekk boo xam ne tey jii fii neexu ko aussi dafa metti pour man. ci weer bu sell bii mu doon yaakaar ni nguur bi dinañu séddali ndogu ñiy caabi féete ginnaaw. lekkam samedi ak dimanche lay mën di ñëw mais loolu noonu tey suñ si mënoon jàppale chaque jour que jëf lekk di ñëw ñoom man daal mënoo expliquer ko foofu quoi billaahi wal kitaabi tey jii daal bu fekk ñoom état bi si wàllu boppam mën a dimbali lekk bi surtout ñuy bàyyi seen mbokk di indi gars yi seen ay lekk quoi ni ñuy lekk loolu noonu te yàlla rek moo tax même pas ñu sax leen gisul mais ni xam ne lii dañ ñëw fii ni seen ay mbokk ñoo leen ko jox ñoom ñi xam ne ñun bàyyiwul leen benn ginnaaw ba mu nekkoon ci kaso gi lu yàggul dara ku góor ki bañ a joxe turam suñu xamal ni daanul woon woor ndax nekkin bu metti ci kaso bi. waaye yàlla def na ni ba ma fay nekk wax dëgg yàlla premier jour bi laa woor yeneen yi des yëpp wooruma ngir lan waaw ngir nu mel quoi maanaam yow ci sa wàllu bopp boo xamul ne yow am nga ndogu yow ci sa wàllu bopp seen nga assuré sa bopp ma loolu pour ndogu moom wax dëgg yàlla non xanaa homme de chambre yi chef de chambre yi ñenn ñi collectionné nga jàppaleen seen biir jox ñi nga xamante ne mooy loolu ñuy woor te yàlla rek tax. mu dem ba xamal ni ndimbal yu nit ñu baax yi di faral di def ci koor gi ñoom dégg rek lañ ci daan am. waaye soutien boo xamante ni ci biti lay jóge non dañ koy dégg nii rek wax dëgg yàlla dañ koy dégg wala amaana dafa am fu muy yëm quoi waaye du àgg ci ñëpp quoi. bu dee ñoom ci seen wàllu bopp maison d'arrêt la ñuy dépendre pour ñu yor leen seen dund non gëm naa ne du mot quoi. man de bi ma fa nekkee moom man gisuma soutien wax dëgg yàlla ba may génn gisuma soutien quoi. bu Covid 19 tàmmalee ba tey ñiy caabi fetu ginnaaw mën nañu jot ci lekk yi jóge ci seen kër yi ñuy muñ te xaar ba yu kenn jot ngir mun say jot.
Aïssatou Kane ñu wax ci xibaar yi soxal biti réewu Mali ak réewu France yi nga xamante ne nag l'armée ba ñoom nag daal nañu génn daal di yëkkati ay kàddu di joxoñ nag baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoo di mercenaires russes yi ne nag dañoo bëgg a tilimal seenu der l'armée bu réewu France nag xam ne ñoom nag yor nañu ay image yoo xamante ne nag day fësal ne dañuy joxe ay xibaar yu wérul bawoo nag ci ay mercenaires yu doomuk Russes yi fële nag bu nekk ci société Wagner ñoom nag waa France rawatina nag l'armée ba xam ne nag jamono ji ay doomi aadama ñoom nag ñoom la ñu gis ne ñoom ña ngay suul foofee nag ay nit foofee nag ca base bu Gossi base bu bi nga xamante ne sax militaire yu réew ko France delloo woon nañ ko sax ci loxoy réewuk Mali l'armée ba waaye nag jamono ji ñii di nag waa Russie di nag ay mercenaires ñoom nag dañoo bëgg tilimal deru réewuk France ndax bu ko defee ñu daal ni nag tuumal réewuk France nag ñoom dañu fa defoon li nga xamante ne nag moo di ay charnière foofee nag ca bërëb ba ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon doon ay militaire réewuk France gannaaw nag ba ñu delloowee base ba di base Gossi ñi di waa militaire réewuk Mali. gannaaw xibaar yi bi ci réew ñu daal di dellusiwaat ci réew ka Sénégal yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi yéen kaay yi xëy fasal tey ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a ngi ca grève sage-femme yi ci Sénégal démb sab na sàpp ci réew mi maa la ko wax de bés bi la journée jigéen yi wan na lor koy démb ci réewum Sénégal da dinañu dëgg démb ginnaaw grève bi nga xam ne sage-femme yi dañ ko xàpp ci réewum Sénégal yëglekaay bi dem ba ca maternité bu Grand Yoff ne nag foofee askan wi ci njàkkare dëgg nag la ñu nekk ndax fajkat yi dañ leen bàyyi seen bopp du mooy leen ndax service minimum sax démb amu fa waa lii tamit du neex de yëglekaay bi ne demoon ca Gaspard Camara faj mi démb lépp lompoñ ndax grève bi nga xam ne sage-femme yi samp nañ ko ci Sénégal xam ne ci ay jigéen yoo xam ne dañoo won lor démb nañ leen programme woon waaye nag seen opération dañ ko butal dàq leen ba tey ji yëglekaay groupe immédiat bi ne am na benn xale bu jigéen boo xam ne benn médecin la yóbbu ci kanamu autoatekaay ci Sénégal ndax plainte lu ko lal teg ko ci kaw table procureur te médecin bi ci clinique Iba Mar Diop la nekk yëglekaay bi ne grève bi fekkat yi sumu ci réew mi daal jeexagul de ndax pharmacien privé yi ci réew mi ni ki tey ji dem dañu banque seen yoxo dañu ubbi benn pharmacie ci Sénégal yëglekaay bi ne ginnaaw barke démb grève bi nga xam ne médecin sumu nañ ko ci réew mi dama sage-femme sa ba grève wu rëy ci Sénégal ni ki tey ji nag pharmacien yi ñoo aye ndax ñoom tam dañoo banque seen yoxo ne duñu fàtte xante ak morom ma mais lii comme guerre bés bi la journée grève bu fajkat yi ci réew mi daal moo sóob réew mi ci musiba ko xam ne kenn mënu la ko nettali l'observateur ne musiba ko kay foo ko natt rek weesu na ko ndax grève ñetti fan yi nga xam ne fajkat yi samp nañ ko ci réewum Sénégal démb mboole mu bërëbu fajukaay yi médecin yi dañoo banque seen yoxo ne duñuy fàtte xante ak morom ma yëglekaay bi ne jigéen yi wan na loor yëpp nekkoon ci Louga ñoom ñëpp démb ca Ndar la ñu dem ndax sage-femme yi nekk ci Louga ñoo banque seen yoxo ginnaaw faatu atu soxna ak taxawaay bi nga xam ne gars yi amee nañ ko seen kaw yëglekaay bi ne Ndar gi démb foo sànni matu mu tàkk ndax l'hôpital yi fees del la def ba noppi jural coono dëgg nag fajkat yi ak jigéen yi nga xam ne ñoo dikkoon ci l'hôpital yi ngir faju si yëglekaay bi ne grève bu sage-femme yi ci Sénégal nag Ndakaaru ba Tamba Mbuur jàpp Kolda ba Diourbel sage-femme yi ñoo sóob ci guddi gu bët seregul jigéen yi wan na loolu yëpp ci Sénégal yëglekaay bi ne Ndey Jaay benn waajur loon bu ñëw ak malaadam bi nga xam ne dafa wanu lor waaye nee na fajkat yi xawluñu ko taluñu ko lijjantiwuñu ko dañu ko bàyyi ak boppam te nag dem na ci ay bërëb fajukaay yu bëri ci réew mi ñu dàq ko fa ba hôpital Abadoor mujjee ndaxte moom Ndey Jaay nee nañ wër nañu bay bëgg a dee fépp fu ñu dem ñu leen du fii keneen ku daj coono gu ñu mel ne moom ak xale bu jigéen bi mu ànduloon te wan na lor nag sage-femme yi xoromuñu leen sax ndax ñu leen bàyyee ak seen coono kenn si ñoom dikkul walu leen Sud Quotidien Fatou Assou Soxna gi nag soob na réew mi ci musique koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye kenn xamagul fa muy yem ndaxte démb gaay yi alxames gu ñuul kuku lañu dund ci réew mi ginnaaw fajkat yi nañu banque seen yoxo ci réew Sénégal gàllankoor paj mi ndax démb bésub lëmb la boo xam ne askanu Sénégal kenn fajuwul kenn matul la tribune sage-femme ya nekk ci dëkk bu tedd ba Touba Serigne Mountakha Mbacké démb dalal na leen waaye nag waa Mbacké ñoom seen bëgg mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñu tekki ay ndombo tànkam maanaam ci kaw gàttal na ko Macky Sall dàkk ci bopp ministère bi ndaxte nee nañu bëgg duñu ko gis ndax coono yi yëpp ñu nekkee lu ji njaak mooma les écoles ni en tout cas ñoom sage-femme yi nag démb doy ñu ba def ci ëttu xarala yu yees yi ndax internet yi yàq nañ leen ketame dëgg ci réew mi ndax bu ñuy jàppee ni sage-femme yi nag ay rek mi lañu ginnaaw grève bu ñu sumb ci réew mi ñeres nag nee nañu li war dëgg moo ñu xool ñi nga xam ne seen loxo dafa takk ci grève gi ñu dàqaleen ñoom ñëpp ba noppi jël ñeneen teg leen fa libération ne waxtu wi kay ci réew mi ku feebar rek sa benn tànk ba
ca ba sax ndax ginnaaw grève médecin yi ak sage-femme yi tey ji nag pharmacien yi ñoo aye ndaxte nee nañ du ñu ubbi pharmacie yëpp ci réew mi lépp la ñuy tëj ràpp ngir jàppa tàng seen naataango bi nga xam ne nee nañu injustice dëgg nag lay daj waxtu ci réew Sénégal waa lii tamit mbaa jàmm la yëgle kaay bi ne dëgg nag ëttu faj mi ci réew mi yëngu na critique ne waa ginnaaw lii lépp na ci réewum Sénégal lan mooy ëllëgu Diouf Sarr ci boppu ministère bi yëgle kaay bi ne Ndakaaru ba Tamba Kolda ba Ndar Géej jaaree ko Kaolack Kaffrine ak Koungheul Ziguinchor jàpp Diourbel ëttu fajukaay ci réew mi fépp metti waxtu wi ñu ne déet na ay fajkat yi banque seen yoxo ci réew mi ne duñu fas taxan ak morom ma yëgle kaay bi ne Diouf Sarr daal bu ko jigee ba xam ne daal mbër la alerte quotidienne situation alimentaire bu ci réewum Sénégal daal tooy na waar ëpp na de yëgle kaay bi ne réew mi ci boppam ñoo xiif askan wi si boppam ñoo amul lu ñu lekk ndax ci ñeen fukk ak juróom benn département yi am ci réew mi fukk ak ñett yi yëpp xiifoo leen ni bëgg a rey te diwaanu Matam ak Ranérou fa la raay wi téene ndax askanoo fa yeewu ñu ko noo sonn ndax lu ñu lekk da leen tëj yëgle kaay bi lu ëpp xaaju million ci doomi aadama waxtu wi ndekki añaka da leen të maanaam su kaw gàttal tuñu añee duñu reer suñu ndekkee duñu añ suñu añee duñu reer waa lii du jàmm de léeg fa kaay ne fukk ak ñetti département ci réewum Sénégal kay ñoo daj joono dëgg ci réew mi te ñoom ñëpp xiifoo leen ni bëgg a rey 24 heures ak Le Quotidien ne Matam ak Ranérou moom ñooy kaay yi gën a garaaw ci réew mi ndax xiif gi ak ndóol gi fa na fax ci réew mi bés bi le jour ma nga yo coowal passeport diplomatique yi jolle ci réewum Sénégal yëgle kaay bi ne procureur nag ñaari atu kaso la fëgg député Sall bi yaay te ci ñaari at yi ñetti weer kott lañ ciy tëdd ndaxte moom procureur nee na ñaari député yi nag ay escroc dëgg lañ ci réewum Sénégal te coow lu jolli seen kaw sa dalee ci daal du yomb réew mi Quotidien li am ba des mooy ñaari député yi daal gàcce rewi leen amuñu gàcce de source ne ginnaaw enquête woo xam ne ubbi nañ ko takkal leen ci dugal ba ñu jeex tàkk ripp ci coow li ñaari député yi déma ñu ngi doon jéem a seetal seen bopp naan coowal passeport yi takku ci laal wuñ ci maanaam ci gàttal defuñu dara yëgle kaay bi député yi daal gàcce rewi leen ndax enquête bi gars yi ubbi nag mën a takkal ripp ci coow li seetal leen du yomb de La Tribune ne njiitu réew mi Macky Sall yëngal na police bi de ndax commissaire yu bëri tëb nañu ñenn yi nag ñu soppi leen fa nu nekkoon dig soppi patron yëgle kaay bi ne moom Macky Sall ginnaaw lii lépp ana lan lay lañ bëcc looloo jaaxal ñëpp nag bés bi la journée Adrame Sarr moo wut Aliou Ba ci bopp dik las ne mafia kacci nag léegi ana lu mu doon ci réewum Sénégal yëgle kaay bi ne ana ci la wala boog révolution la Le Quotidien en tout cas ville bu Ndakaaru amal nañ seen conseil municipal bu njëkk ni ki démb waaye bi daal démb seddul diggante waa Yewwi ak waa Benno ndax waa Benno seen bopp nag ñoo ne recrutement yi nga xam ne Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru def na ko maanaam ni mu jëlee capitaine Touré jël Guy Marius Sagna def Khalifa Sall maire honoraire lii la gaay andu tey ni ki ëllëg laas ne démb kay porte parole Benno Bokk Yaakaar doolu bay des ndax gaay dañ ko doon yuuxoo sal bi di riir laa lay wax ni gaay luñ ko yàqul démb amul moom Ibrahima Fall mi nga xam ne moo nekkoon porte parole Benno Bokk Yaakaar démb ci ndaje bi ñu amal ci ville bu Ndakaaru Cheikh Gueye ne waa Benno nag ci boppam nag seen kaddu moo nekkul benn ndax ñi dañuy wax jaar ni ña des wax jaar na ca des ña des wax jaar ne l'info ne ci élection législative ñu dëgmal ci réewum Sénégal bay Karim Wade Abdoulaye Wade samp na kuréel wu rëy jëm ci élection yooyu le source ne en tout cas moom Abdoulaye Wade nee na ubbil na buntam ñëpp ci parti démocratique sénégalais ba mu des waa Yewwi ndaxte nee na tout sauf Yewwi La Tribune ne maire bu Yoff bokk ci Yewwi askan wi Seydina Issa Laye Samb Macky Sall njiitu réew mi dalal na ko le mandat ne njiitu réew mi Macky Sall xanal na machine transhumance bi ci Sénégal te machine bi nag noppeegu la taxaw ndax moom Macky Sall bëgg na ñàkk mukk élection législative yi ñu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru suliet l'évidence ne Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñuy programme jotaay njooloo si fii la ñu koy yëkkati amul mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf